الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ذي شان عظيم القرآن شريف السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان. mbokk yi seen xarit mooy dellu si waat encore une fois si seen permission di waxtaan ak yéen si suñu rappelu aljuma mubarak. mbaax 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 laa wax la bonté pieuse waxuma leen la bonté satanique parce que nag baaxu seytaane am na baaxu yàlla. bismi rabbika allazi xalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton maître le créateur qui a créé l'homme d'un caillou de sang. Lis car la mansuétude de ton maître est infinie. C'est lui qui a appris à l'homme à se servir de la plume, qui lui a appris ce qu'il ignorait. loolu moom mooy juróomi verset yu Allahu subhanahu wa taala njëkk wax à travers le Coranul Karim mu wax si ak l'humanité. Iqra la ko njëkk a wax ko lekkal de waxu ko naanal parce que soo lekkul naanuloo gawma nga mën a dund. waxu ko nelawal nelaw dafa indispensable ñëpp xam nañu loolu mais daf ñu koy jàngal parce que simplement jàng ak xam-xam ñoom ñooy dundal ruux ñooy dundal l'esprit boobu nga xam ni yàlla bi mu ne Iqra dafa wax lii car la mansuétude de ton Seigneur est infinie. xéwalu yàlla foofu dafa wax ci bonteem sa capacité à pardonner baaxaayam la wax mu dolli ci mais mu dolli ci ni j'ai appris à l'homme à se servir de la plume. maa jàngal doomu Adama bu muy utiliser xalima waaye nag je lui ai appris ce qu'il ignorait. lépp lu doomu Adama nag dara xam nag moom mooy valider muy l'être humain bala muy mën a nekk vraiment nit il faut mu am lu ñuy wax le corps matériel ak deux corps immatériels ñu koy wax l'esprit et l'âme. ñaari corps yooyu ñuy wax l'esprit te ñu koy wax roux ak beneen corps bi ñuy wax âme ñu koy wax nafs ñooñu ñooy cohabiter ci benn réceptacle bu ñuy wax le corps humain pour la vie mën a am pour nit ki mën a dund. waaye ci ñetti corps yooyu waaye ci ñetti corps yooyu yàlla daf ñu ci jagleel benn bu am importance benn bu am njëriñ mu nekk un instrument boo xam ni mën nañ ci profito pour aar suñu bopp mais aussi pour mën a am lu ñu bëgg ci àdduna ak egg fu ñu bëgg a egg ci àdduna ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala. corps immatériel boobu moom mooy l'esprit ñu koy wax roux. cet esprit bu ñu bëggee jokkalanteeg yàlla on l'emploie parce que cet esprit il est au départ saint, à la fin il restera saint parce que c'est cet esprit là
qui va retourner vers Allah bu yàlla defee li ko soob maanaam bu nit ki génnee àdduna booy julli booy def méditation saa yoo buggee jokkalante ak yàlla rek instrument boobu ngay utiliser loolu ba am sa spiritualité nga mën a jokkalante ak yàlla kon instrument bu am solo la mais instrument boobu am na yeneen njëriñ aussi ça veut dire ñun xam nga dañuy dox ak énergie te énergie boobu ñuy doxanteel daf ñuy dimbale di ñu yàqal donc ñu koy tuddee énergie positive énergie négative buñ ko doon misaal dañ koy misaalee ci batterie oto day chargé wu di déchargé wu ñu koy chargé ñun nag suñu batterie c'est notre organisme suñu organisme nag dafay chargé wu di déchargé wu te lu koy chargé c'est notre esprit suñu esprit moo koy chargé suñu esprit moo koy nit plus amul nit rek la avec faiblesse su nit nag mën nañu njëkkee arrogance si faiblesse su nit la doomu aadama la bokk coono mar xiif nelaw yooyu yëpp ay faiblesse su nit la bokk Allah subhanahu wa taala moo ko buggee noonu parce que comme daf ñu jox doole boo xam ne ñun sax xamuñu ko donc mu def si ñun ay faiblesse yoo xam ni bu la dabee rek di nga xoolaat sa bopp xam ni yow nit rek nga mënoo dépasser nit nañu xoolaat bu baax respecter nit sargal nit te moytu di reetaan nit parce que simplement dafa am laago wala ñuy saboter nit des fois sax ñu ni nit xool nit ba mu neex la nga ni ko yaa ñaaw mais waxoo ko nit ki kooku ngay wax yaa ñaaw bu mu am dara lu ko naqari parce que yow sa bopp da nga critiquer Allahu subhanahu wa taala bi nga xam ni moom moo xool li ko neex xool forme bi nit kooku war a am li mu war a am lépp moom moo ko xam te moom Allahu subhanahu wa taala dafa sage ku baax nañuy sàngante sutura mu bañ a am jugement de valeur la bii teraanga rek moo fi xaj ñu bañ di sabotante te xam ni nit dafa foor di nga gis nit xeeb ko fekk nit kooku lépp lumière la te on a besoin de cette lumière divine là dañu leen def lu baax pour ñu mën a bénéficier wu de cette lumière divine te moytu la lumière satanique amul benn njëriñ doo am bànneex bu ñu buggee vraiment cette béatitude là nañu wut la lumière divine le charisme loolu moom moo ñuy jox benn bànneex boo xam ni dinañu yóbbu ci béatitude ak mu toog ba suñu jonni yàlla tey mu andil ñu nag internet andil ñu ordinateur andil ñu jumtukaay yoo xam ni ku ci góorgóorlu rek dina accélérer sa savoir nga gën a xam waaye jumtukaay boobu nag dañ ko war a utiliser à bon escient bañ ko utiliser à mauvais escient jumtukaay la boo xam ni ñun amuñu ci benn mérite lépp lu nit créé yàlla moo ko jox inspiration donc le mérite revient simplement à Dieu kon nag jumtukaay boobu dañ ci war a jaamu yàlla maanaam wut ci xam-xam bu baax te bañ a di ci def ay bàkkaar noonu moytu di ko utiliser di ci saaga di ci vilipender ay nit di ci fen maanaam doo wax dëgg pour gagner ci xaalis lu bon soo ko ciy def di nga rendre compte à Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. L'injustice fait partie des pires péchés majeurs. N'est-ce pas que Dieu dit
Ô mes serviteurs, je me refuse moi-même d'être injuste. Alors, je n'accepterai jamais que vous, mes serviteurs, vous soyez injustes les uns envers les autres. Il faut être juste envers Allah et ne pas l'associer. Il faut être juste envers ses parents en admettant et en se soumettant à leurs ordres et en admettant leur suprématie. Il faut être juste envers soi-même en privilégiant les actes de bienfaisance. Mais il faut être juste envers ton prochain. Éviter de l'oppresser, de le maltraiter, de l'exploiter, sachant qu'il est plus faible que toi. Donc, il faut traiter nos femmes, il faut traiter nos enfants avec équité, car l'injustice te suit. L'injustice peut te nuire durant toute ta vie et va te suivre jusqu'à l'au-delà. Mérite waliyu kenn du ko wàññi sacrilège la ndax Allah subhanahu wa taala moo leen protégé kon nag na leen moytu loolu baaxul si waliyu yàlla dañ ko war a wormaal te bañ di ko agressé nag nekkul rek si wax wala jëf waaye des fois si xel rek mën nga agressé nit xalaatal ko lu bon te loolu musiba la si dëkk musiba la si nit ki si boppam kon nag nan leen ko moytu bala ñuy Allah subhanahu wa taala wàlliwu yàlla yi maanaam les saints nekkuñu en compétition ku si nekk yàlla Allah subhanahu wa taala daf la jagleel benn mission nga war ko assumer dans la vie doo ci yokk doo ci wàññi mere wàlliwu nag ku leen di wàññi wala ñu leen di yokkal rek fa ñu nekk fële dinañ la jëppi dinañ la mere te meru wàlliyu baaxul si jaam bi. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أولها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا ما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Lorsque la terre entrera dans sa dernière convulsion et qu'elle mettra à nu toutes ses entrailles, l'homme se posera la question à savoir qu'a-t-elle. La terre racontera son histoire pour obéir aux ordres concerts. Ce jour-là, tous les hommes accourront de part pour être mis en face de leurs œuvres. Celui qui fera le plus petit atome de bien le verra, mais aussi celui qui fera le plus petit atome de mal le verra. Ya Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala jour bi ko soob mu war a nag def son jugement muy le jugement dernier jour boobu su jotee dina jox ordre malaaka bu ñuy wax Israfil mu mbib bi souffler sous la trompe
ñëpp ñu ko déggandoo moment boobu une seconde après bakkan bu doon dund sur terre yàlla dina jël bakkan boobu si même instant su ko defee yàlla joxaat ko moom Israfil beneen ordre muy deuxième souffle waaye balay deuxième souffle boobu di ñëw Allah subhanahu wa taala dina taw nag benn taw bu fiin muy wis-wisal boo xam ni bokkul ak wis-wisal yi ñu xam ñun wis-wisal boobu nag moom mooy reconstituer ñi nga xam dañu génnoon àdduna bu yàgg ba nga xam ni seen yaram dina nekk ak yaram normal su ko defee Israfil bu soufflé waatee deuxième souffle bi boobu nag tous les corps nañ recevoir seen yu les âmes ñu nekk di nag ku nekk di xool sa borom ku nekk di daw fu nekk ku nekk jaaxle di laajte lu xew jour boobu nag bopp sa bopp lay doon ku nekk di nga tal sa bopp di nga tal leneen ku dul keneen jour boobu nag ce sera le jour moo taala après nag day ordonné waat Israfil bu defaat le troisième souffle boobu nag mooy tax ñu ni le jugement dernier jot na nag jugement dernier jot na su ko defee yàlla jox ordre suuf si ni ko nag yow yaa fekkee parce que lépp lu ñu def dañ ko def si kaw suuf si ni suuf si nag waxal tu as la parole suuf si commencé diw tel jour defoon na lii tel jour defoon na lii fële la ko defee su ko defee cër yi fekkee yi nga xam ne nit ki employé woon nañu cër yooyu pour def loolu cette forfaiture peut-être ou bien lu baax la cër ba tànk ba ni man de la doxee woon ba man la doon doxee gémmiñ gi ni man la waxee woon maa waxoon lii ku nekk joxe sa témoignage yow jour boobu doo am lu dul toog doo xam lan ngay yàlla nag moom moo yore mbaaxam di ko séddale ki nga soob boo amee mbaaxu yàlla muy la bonté pieuse loo am di nga ko doyloo lu nit am nga yéene ko loo am séddoo ko nit ñi te doo toroxal kenn da ngay dox ak sutura baaxu seytaane ostentation moo koy lal koo may si mbooloo lay doon da ngay toroxal nit ñi parce que da nga am alal wala da nga am pouvoir ku baaxu yàlla doo toroxal doomu aadama donc mbaaxu yàlla moo la mën a jox mooy alal nag tout l'argent du monde tuuti baaxu yàlla moo gën a neex tout l'argent du monde réuni parce que soo amee xaalis bu bari te baaxuloo mën nga am kër bu rafet lal bu rafet waaye boo si tëddee si lal bi doo nelaw ki am baaxu yàlla mooy la bonté pieuse bu tëddee si neewu ñax dina nelaw ba yandoor le minimum d'argent qu'il a dina savourer su koy lekk donc dañ leen a jéem a liggéey di ñaan yàlla mu boole ñu si ñi nga xam ni ñoo am mbaaxu yàlla. dama doon seetaan benn vidéo ma gis ci benn waay bu taxaw naan
trahir la mémoire de son père dem mooy yàlla moo ko gënal trahir la mémoire de son père. mu nekk wax ju ma naqaru. Quelle effronterie, quelle impudence, quelle insolence. nit ki lu mu ñàkk xel war na xam ni entre le papa et Dieu y a pas de choix à faire. yàlla bi nga xam ne moom moo ko jox papa tànnal ko papa jooju ba tey jii mu mën ko respecter bëgg ko ci kattanam moom mu gën a jox importance son père que allahu subhanahu wa taala borom doole ji nga xam ne moo ñu moom. yàlla kenn du ko fontoo nañu moytu bàkkaar lu mu tuuti surtout bàkkaar boo xam ne yaa ko tey. yàlla moo ñu war a gënal suñu papa yàlla moo ñu war a gënal suñu yaay yàlla moo ñu war a gënal suñuy njaboot parce que yàlla rek la ñu war a ragal. waaw donc dañ leen moytu bu baax bàkkaar yi te jaamu yàlla te bi bàyyi yenn déclaration bala ngay day def yenn déclaration nga xoraat ko bu baax a baax balay yàlla di la si mere di leen. benn jour yonent yàlla Moussa alayhi salaam dafa critiqué woon suñu maam Adama alayhi salaam ni ko yow maam Adama yow yaay suñu papa ñun ñépp ci yow la ñu sokkee ko waaye yow dang ñu décevoir parce que yow yaa tax tey jii yàlla indi ñu ci àdduna bi ba ñu nekk fii di souffrir. suñu maam Adama alayhi salaam daal di koy tontu ni ko du yow yaay yonent yàlla Moussa bi yàlla waxoon ci say wax ba pare bindal la ci ay loxoom livre bu ñuy wax la Torah te yow yaa gën a xam ni loolu nga may critiquer man duma ci dara. xam nga ni moos Allah subhanahu wa ta'ala bindoon na sama prédestiné bind na ko bu yàgg 40 années 40 ans donc avant moom muy def sama création. kon nag loolu mooy sama prédestiné nañ leen ko nangu. nit bu duggee ci àdduna bi maanaam mu juddu à la première seconde tegu na ci destiné le chemin de vie yoon bi koy yóbbu vers la tombe. yàlla nag moom moo génnee décret ni tel jour telle seconde ci la nit ki di juddu tel jour telle seconde ci lay indi beneen décret ci lay génnee àdduna. waaye nag lépp a ngi dépendre ci li ko soob moom allahu subhanahu wa taala ban temps ngay def entre dugg àdduna ak génn àdduna si ngay doxee jël sa yoon le chemin de vie. waaye nag lu nekk mën na ci xaw loo xam du yow yaa koy maîtriser. telle seconde tel jour di nga dajeek diw telle seconde tel jour di nga tu vas être heureux telle seconde tel jour tu vas être malheureux telle seconde tel jour lii dina xew. loolu yàlla moom la soob. loolu il faut ñu nangu ko te comprendre loolu. tel nit di ngeen gisante ci ce chemin de vie pendant tant de temps waaye un jour viendra xëy na dootu leen mës a gisante dans la vie.
la yàlla dogal kon nag ñun ñëpp ñi nga xam ne dañu gëm yàlla nañu gëm yàlla waaye nag nañu gëm ni la prédestinée existe buñ ko gëmul rek suñu jullite day des suñu gëm yàlla day des nañu gëm yàlla ki rek moo fi gëm yàlla ragal yàlla da nga war a am cette humilité là cette modestie là ba nga xam ni dina gën a dëgëral sa gëm-gëm parce que woyofte moom dafa bokk ci fondement foi gëm-gëm kon nag luñ ko gën a dëgëral wàccee suñu bopp reconnaître nos faiblesses reconnaître tout ce qu'il y a de négatif en nous ba pare nëbb tout ce qui est de positif bu boobaa dinañu tuddee ku wàccee boppam ku humble te cette humilité là moo la mën a yóbbu fu sori te moom rek moo la mën a yóbbu vers Dieu. La ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-awwal al-haqir wa zahir wal batin yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. kon nag na leen rafetal jëf yi di jaamu yàlla di def lu baax di wax lu baax su jour boobu bu ñëwee kon dina ko kontaan bu baax maa ngi leen gërëm bu baax di leen ñaanal di sàkku si yéen ñaan di leen wax ne man xawma dara de yéen a ma gën a xam damay def rek li yàlla santaane maanaam di rappelante na leen di rappelante ndax ñu mën a gindente parce que benn nit matul maa ngi ñaanal la jeunesse sénégalaise cette jeunesse là qui me tient à cœur ñu maa ngi ñaan yàlla def ñu nekk véritablement une jeunesse saine et travailleuse parce que buñ ko nekkee rek dañ mën a lorgner espérer un avenir radieux pour notre cher Sénégal maa ngi leen di gërëm bu baax